asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu waa Sénégal mais nuyu leen tamit ñi nekk bitim réew kon ñu ngi nuyu ñëpp di wax ne tey daal dañu àndoon ak yéen fas keneen sargal jigéen ñi ndax ku ne 8 mars ne bésu jigéen ñi tey gis loolu lañ leen di nuyu di wax ne nag balaa ñoo avancé tuuti dañuy nuyu ñëpp nuyu kilifa yi ci dëkk bi kilifa diine yi kilifa aada yi jigéen ñi am ndombo tànk ak jigéen ñi jàmbaar yi nga xam ne ñu nekk ci kër gi nuyu nag ñëpp ziyaar ñëpp di wax ne tey nag dañu am waxtaan bu rëy waxtaan bi dañ ko séq ak télé boo xam ne mooy RMB TV ñu séq ko tey si bés bi nga xam ne c'est la ñuy sargal jigéen mooy bésu 8 mars bi ci kaw loolu nag dañuy ñaane ñi nga xam ne ni ñoo feebar nekk ci hôpitaux yi ñi koy doxuwaale ak ñi ko tëdd si kër gi yëpp yàlla saafara ñëpp beneen bi ñuy caabi féete ginnaaw yàlla sunu borom génn leen fa ndax defe naa ne ña fa nekk ñoom njàmbaarte ñun ñi fi nekk njàmbaarte teguñu fi waaye ña fa nekk tamit macha allah du télé moo leen fa teg kon yàlla mi nga xam ne moo yor dogalam yàlla ko sunu borom tegg ci ñoom te yàlla delloo leen ku nekk sa njaboot di wax ne daal Sénégal a ngi nii Sénégal jàmm fi ne moo fi am yàlla sunu borom yàq jàmm yokk jàmm ji fi ne di wax ne tey nag dañu ànd ak tàll suñuy micro nag tàll ko ay jigéen yu jàmbaare ay jigéen yoo xam ne nii marqué nañ seen empreinte moo xam développement la moo xam yokku seen jom moo xam fu la jeeg fayde ak jàmbaarte ji jigéen ñooñu tey nag ñoom lañ taal suñu caméra taxaw waxtaan ak ñoom ku ci mel ni tubaarkàlla Adja Juma Jeng Jaxate ku nekk xam na taxawaayam ci dëkk bi ku nekk gis na fi li mu fi def barko Dembo Njaay amoon nañu problème maternité mu taxaw defal ñu jàll baas jël ko offrir ko jigéen ñi te loolu tamit comme si bési jigéen ñi la ñu nekk rafet na ñuy wax baax yoo xam ne jigéen a ko fi def kon loolu Adja Juma Jeng Jaxate ñu dem na fekk ko muy présidente Salima Couture dem nañ ba ci moom tàll ko suñu micro comme jigéenu jàmbaar la laaj ko lu mu xam ci bés bi la mu xam ci bés bi nag waxtaan nañ ko ak ñun ñu am ci kontaante léegi régi daal bu ñu paree rek ñu toog déglu lu ñu Adja Juma Jeng Jaxate la ñu siqaloo waxtaan nag ci moom waa régi bu élément bi pare nga tegal ñu ko. maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ma may kattan dénk ma loo xam ne mën naa ko indi ci dëkk bi nga xam ne fa laa juddoo muy Tëngéej mais ñun xale yi bu ma nee xale yi c'est par rapport ak suñuy parents parce que lu at yi bari ay xale lañu devant ci suñuy yaay ak suñuy pap mun loolu mënta dañ dama fekk sama yaay aussi nekk ci yooyu xaw ma ndax booba xëy na xale ngeen sama yaay moo daa xëy tous les jours di ñëw fajar di bale jàkk ci loxoom mësul jóg ci jàkk ci bu ma daa joxee asaka sama yaay dama ko daa jox enveloppe yi mooy defar tur yi mooy joxe turu nit ñi ñu xëy di ko joxe ba Ibou Niang ñëw nekk imam du ñuy xëy di joxe du matin parfois dinañu dem ba 11 heures de la nuit parce que duñ koy eggalee sama kër yaay. man toujours dama ne seetuma payu nit xaaruma dara ci doomu aadama lépp lu may def yàlla tax ma di ko def te payam yàlla moo gën bu nit. 8 mars li ko indi dafa doon loo xam ne te États-Unis la soq ko ay femmes ñoo doon revendiquer à l'époque journée 8 mars ñu noote leen ñoom ñëpp loolu moo indi ñu di ko féete parce que duñu massacrer woon femmes yi à cette époque aux États-Unis ci date boobu parce que tout simplement duñ doon revendiquer seeni droit booba jigéen place bi mu am tey ci société amu ko woon ci société ñooñu nag du ñoo fipp woon à l'époque ne tey ñun tam du ñuy jox suñu wàccuwaay en tant que jigéen parce que nag ñun ñooy ëmb ñooy jur ñooy tette ñooy yor ñu bañal leen ko nag ñu maate leen rey loolu moo indi journée 8 mars ah voilà loolu moo indi kii journée 8 mars bi après boobu ak léegi ñu di ko feete ba tey alhamdulilahi rabbil alamina parce que boo seetee tey jigéen ñi am nañu seen place fu ne amul poste boo xam ne tey aujourd'hui dans le monde entier
jomm na jigéen lu ñu jox góor rek cëral nañ si jigéen ñi te ñu ngi laaj aux Nations Unies aussi pour mu gën a yokku barka démb rek maa ngi woon Addis Abeba ci rencontre jigéen yi nga xam ne Ndeye Bintou Diop suñu naataangu sénégalaise moo koy diriger ca Addis Abeba farlu ci lool nag doon jigéen ju takk doon jigéen joo xam ne ku bëgg a réewam barka démb bi ñuy fa dajee y avait beaucoup de chefs d'État lépp lu ñu wax rek mooy nañ def égalité dina dem a dem mu ngi commencé na tey presque bu ñu yóbboo ne 75% yi am nañ ko te j'espère que d'ici quelques années te duutul yàgg on va avoir les 100%. loolu amatul te góor ñi it antanatuñu ko dañuy waxante dëkk antanatuñ ko léegi da ngay gis góor ñoo xam ne tey bu ñuy ñaani jabar sax seen waajur yi dinañu leen faral di laaj du ndaw siy liggéey est-ce que mu ngi liggéey loolu nañ lay laaj la plupart dans les familles nañ ko wax nag parce que góor ñi antanatuñu ñoom rek kër antanatuñu élever xale yi ñoom rek il faut jigéen ñi dugal ci seen loxo looloo indi nag tey jigéen ñi war a béy seen wàll ci waar wi jàppale jëkkër yi parce que góor ñi sonn nañu de ñun dañoo bëgg a nekk à la place des hommes ngoon nag nañ ko dékku ñu am fit dékku ko pour mën a dimbali aussi suñu conjoint yi parce que nag loolu mooy yàggal ànd xam nga benn loxo rek buy tàllal rek benn loxo rek bu yàggee mu sonn waaye su waa ji fayee ko bu weer wi deewee mu ñëw lu mu tuut ndaw si joxe wàllam ñu yor kër gi day neexal ànd bi waaye boo amee am na jigéen ñoo xam ne aussi ñëpp parfait ñu am na ci ñoo xam ne seen alal du dugg ci kër banque ba lañ koy dem denc bàyyi ku góor ki rek muy joxe abu xaddee lu ciy topp moo tax sëy yi aussi bari na parce que mënuñu ko nañu dimbali aussi góor ñi ñu ngi ñuy jàppale léegi ñu naan parité bi nag dafa war a nekk fu ne du ca bureau yi rek na parité bi egg ci kër ga aussi du ñu ñuy wax parité nañ ko eggali ci kër ga aussi bu ko defee sëy yi neex daal di naat xale bu ci juddu barkeel man de loolu rek lay ñaan. mu ngi noonu dégg ngeen Adja Juma Dieng Jaxate li ma wax tubaarkàlla defe naa kàddu yi rafet na te ñu ko dégg tamit ñëpp am nañ ci kontaante parce que jigéen ju jàmbaar a wax tey jigéen ju bëgg dëkkam moo wax tey jigéen ju bëgg jigéen man dara moo wax tey jigéen joo xam ne ba sëriñ jigéen ju nekk doon dara tey moo doon waxtaan ak ñoom dégg ngeen li mu wax nee na dàngu la am gannaaw ba mu amee Sénégal am na Ndakaaru mais tamit am na dàngu gi nga xam ne ni fi la juddoo te fàttewul juddoom ndax ku fàtte la fa la lay fole day yomb mais tubaarkàlla macha allah góorgóorlu la ba fàttewul dàngu ndax tubaarkàlla war naa gën a gis sama biir wax ñee naa leen tabaxal na nu jàll baas ba mu rafet jébbal ko jigéen ñi gis nga dàngu lépp lu ñuy participer dàngu mu nga ca mais rawatina morgo bi tabax na ko ba mu rafet jox ñu caabi yi kon Adja Juma Dieng Jaxate war na tamit si leadership tamit war na dëgg jot na tamit jigéen ñi jël li ñu moom taxawaay bi ñu moom kon moom tamit bu si delloo jigéen ñi xeeb tamit loolu dañ ci am kontaante di wax ne kontaan na si Adja Juma Dieng Jaxate taxawaay bi rafet na ñaax nga ñu wax nga ñu fi ñu war a taxaw donte ñu nga fa woon mais yokk nga ñu jàmbaar kon yaa na sunu borom fay la boppam nga yàgg fi loolu tamit ñu continuer nag tubaarkaale jeexalaguñu defe naa ne ba léegi daal ñoo ngi seeti jigéen ñi jàmbaar yi ku nekk dëkk nañ la sa micro ba nu jógee sa Adja Juma Dieng Jaxate nag seeti nañu ndaanaan seeti nañu jàmbaar koo xam ne international la koo xam ne nii département de Rufisque la dëkk mais Ndakaaroo ñu ko gën a soxla muy kan muy sunu yaay Adja Xaan Mbay ma jàgg moom nga xam ne ma jàgg may sa joo dañ koy ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér ba nu ko seetee kontaan nañu li nu soxla woon dégg nañ ko ci moom tamit xam naa ni tamit bëgg a dëkkam sax moo tax yaram bi sax neexul lool ñu di ko ñaanal tamit yàlla sunu borom yokk gu wér mais tamit daal ba nu demee waxtaan ak moom jël na ku téléphone am woo ñu déglu li nga xam ne ni tamit moom la ñu wax si ku téléphone boobu nga xam ne lu am solo la nag ma bëgg na ci ñëpp bàyyi xel ko ñu déglu sunu yaay jooju Mbay ma jàgg yaa nga fi yàgg te wér ñu dem régime nag déglu na sunu yaay nag ku ñu taxaw jël ku téléphone am sunu yaay jooju Adja Xaan Mbay ma jàgg naka ñëpp a déglu. bismillaahi rahmaani rahiim nu yàlla may jàmm ñu fekk ko dëgg di déwén ci barke yonent bi barke sëñ Babacar Si 8 mars bi day ni ma ko gisee mooy dafa rafet ndax lu yëngu jigéen la kon bu fekkee ne bésu jigéen ñi dafa jot
ngeen ñëw di waxtaane bésu jigéen ñi li ma ci xam te man ko wax mooy def ngeen lu rëy def ngeen luy yokk xale yi fi xew lu leen yokk jom yokk leen ni jigéen ni day toppatoo boppam jigéen day fonk boppam jigéen day xam mooy kan ndax lu fi yëngu rek jigéen a ñi nu jur nag ku leen jur war nga am yu bari yooyu moytu ci sa bopp ndax boo lëgee nga bañ am gàcce ndax lii ngeen di def tey jii mag ñee ko fi fam mag ñee ko jëkk a def mag ñee jëkk a am jom fonk seen bopp fonk seeni jëkkër fonk seeni sëy te seeni doom ngeen di ko law di ko law di ko law di ko law ba nëga ni kon muy 8 mars bi man de li ma ci ñaan yàlla na yokk te jamono ji gën a neex jigéen ñi gën a bég gën a mën a faj seeni soxla gën a mën a am jom gën a mën a takku gën a mën a sàmm seen njaboot gën a fonk seeni jëkkër man de li ma xam ci 8 mars bi mooy loolu ak di ñaan yàlla mu yokk ndax kuy jigéen rek kontaan nga ndax jigéen ñi àddina bépp Sénégal gépp réew mépp ngeen bégal kon képp kuy jigéen muy ndaw di mag kontaan nga kon nag dañuy ñaan yàlla may leen doole ñu am jëkkër yàlla may leen doole yu leen seen jëkkër yore ñu amul jëkkër yàlla may leen jëkkër sàmm njaboot gi lafal leen cat te neexal réew mi baaxal réew mi musal nu ci musiba yi ak balaa yi ci barka Muhammad. waa defe naa ne sunu yaay booy ku nekk dégg na ku téléphone am tubaarkàlla sa woote bi defe naa ne am na njariñ ku nekk dégg na li mu wax lu mu ñu wax mooy jigéen ñi nañu fonk borom kër yi lu mu ñu wax nañu roy sunu mag ñu baax ñi lu mu ñu wax mooy bu jëkkaan am na sax ba tey mais gën na noo ñaax li mu wax daal nañ gën a fonk borom kër yi man ngaa liggéey di toppatoo sa jëkkër man nga dem di politique tu fonk sa jëkkër man nga daal lépp looy nekk daal na nga si fonk sa sëy loolu delloo na sunu xel loolu dañ ko ciy gërëm mais beneen bi ku déglu li mu wax tamit sunu xel day dem sunu mag ñu baax ñi ñu amoon Adja xaar may ma jaar ku dégg nu mu waxee suñu xel dem na si maam Jaara Buso ndeysaan soxna su baax soosu ñu ne déeta waaye sunu xel demati si maam Fawade Wele tubaarkàlla macha allah ñun am nañ ay royukaay ñaar ñooñu rek doy na émission doy na sargal kon tubaarkàlla sunu yaay ba ñu fàttalee magi démb yi ak nañu daan doxee te yow rek tamit royukaay nga moo tax boo ñu fàttalee démb dañ ciy kontaan yow àdduna roy na la Tëngéej roy na la ngay sunu sakk kon yaa nga fi yàgg te wér mais si kaw sargal boobu tamit dañ ci am jigéen ju baax nag mu tudd Antama Jigéen Jaañ mu dëkk fii si Tëngéej gi nga xam ne nii place Gabaar bii la ñu ko jaay woon tubaarkàlla muy Faris di jigéen ju am jom am fulla doon bañkat ba tey bu ñuy sargal di ko ci boole loolu fulla mag fayda moo ko mayoon ndax ba ñu jëlee ñam dem di ko jaay ndekete fañ ko tëgg gën sax mu dem ñu yóbbu ko États-Unis mu tudd Anna Kinsley tubaarkàlla muy princesse développement lu xew ci réew mi te rafet rek moo ko fa def ba mu demee loolu sagu Tëngéej la kon ñi di ñu koy sargal suñu bés boobu di wax ne daal ma jaaga may sa joor yaa nga fi yàgg te wér kontaan nañu si yow taxawaay bi rafet na fuñ biñ la soxlaa dara jafe aussi kon yaa nga fi yàgg te wér kontaan nañu ba ñu paree tamit dañu jëlaat suñu micro tubaarkàlla ba léegi baax yi jeexagul de ba léegi femme développement yaa ngi fi jigéen ñu jàmbare yaa ngi fi ku sargal sa jigéen ñu am na ay jigéen yu ñu sargal tubaarkàlla nag ñu dem nag seeti beneen jigéen joo xam ne nii moom dara ñor ko dul jigéen ñi kooku dara ñor ko dul développement jël na développement boole ko ak politique boole ko ak ñu fekk kër nag fekk boo xam ne ni ci këram tubaarkàlla loolu tamit ba ma eggee bett na ma dafa woon naa ne développement la man dafa woon naa ne sañse rek la man ndeke tubaarkàlla mu ngay def ay baaxam ci biir këram ñu nga dem fekk mu fóotal jëkkëram ba mu jekk teg ko di ko paase ba mu ñëwee dama def noo sañse nga man kooku mooy Adja Daba Njaay Kunde di jàmbaar nee naa ko lan moo tax ngay jël say million teg ko di ko jàppale jigéen ñi Daba day jàppale jigéen ñi tubaarkàlla di jigéen ju baax moom it di jàmbaar tamit di def tamit si société bi ndax jigéen ku ko jàppale nga famille yëpp kon nag tamit jël nañ suñu micro tubaarkàlla dem ak jàkkaarloo Adja Daba Njaay Kunde waa régie bu élément bi paree rek ñu dem déglu Adja Daba Njaay dellu sa waat ci plateau bi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim waa soxna Aïta Diagne boo ma laajee ci 8 mars bi li ko waral ñu tànn ci bis bi muy le 8 mars dinaa la tontu
li tax ñu tànn ci 8 mars bi dañu am ay jigéenu jàmbaar ay jigéenu fëq tëdd ñu doon leen noot nag doon leen sonal jigéen ñi bañ ba tëdd ci suuf di xeex ba am ndam loolu ñu am nag taamuwuñ ci lu dul benn bis muy le 8 mars ñu di ñu ko feeteel le 8 mars boobu man damay wax sax dama ne chaque jour rek 8 mars la ci ñun parce que ay jàmbaari fëq tëdd lañ jigéen jàmbaar la jigéen dina teel a yeewu jigéen dina jóg fajar jigéen ñee ngi ci tool yi jigéen ñee ngi ci marché bi jigéen ñee ngi ci biir kër gi góor ñi dinañu xëy dem liggéeyi jigéen ñi lañ fi bàyyi kër bu baaxee jigéen a ko baaxal société bii dañ ne toujours góor boo gis bu jigéen taxawulee ci wetam daraam du dem kon nag ñun le 8 mars chaque jour dañu ko war di feeteel parce que ay jàmbaari fëq tëdd lañ. waa cofeel bi ma am soxna Aïta ci jigéen ñi mooy que jigéen ñi dañuy jàmbaar ñu bëgg ndimbal ñun man nag may jigéen bëgg jigéen lool yërëm jigéen ba tax na ne bu doon sama sago benn jigéen du taxawaalu bu doon sama sago benn jigéen du jàmbat bu doon sama sago it jigéen boo gis day am doole looloo waral ma dem ci banque yi pour jàppale jigéen ñi ñuy liggéey benn jigéen bañ a dugg ci loo warul a dugg jigéen ñi bañ a am jotu toog di xëy di teel a wàcc di teel a xëy di guddee wàcc looloo waral rek ma dem jël engagement di jàppale jigéen ñi damay jigéen nag yërëm jigéen lool fonk jigéen nag di tiitaroo jigéen. wax nga dëgg soxna Aïta ne ci politique bi doon ci jàmbaar jigéen ñi doon ci jàmbaar wante jigéen dañ ko joxul gëddëm ci politique dañu ne parité wante parité bi dama ci xawula d'accord parce que nañ ko bëggee dafa ameewul noonu jigéen mooy dajale góor ñi bu dul jigéen ñi duñu dem jigéen ñooy feesal tànt yi ñooy feesal kaar yi jigéen ñooy tàccu wante bu ndombal tànk ñëwee jigéen da ciy néew lool da ciy néew doole dinañu taaj góor ñëpp jox leen ba mu des ñu doog a jox jigéen loolu nag ñun ñu ni du yoon ñu ni teguñu ko fen ma fonk jigéen lool nag may wax sama moroomu jigéen yi rek ñun ñëpp ñu yeewu bokk ndey bokk baay ànd doon benn ba mun a yegg fi góor ñi yegg parce que nag fii jigéen war na mun a toog ci mairie bi jigéen war na fi mun a doon premier ministre doonoon na ko fi yàggul war na ko fi mun a doonaat nag mu yàgg lool parce que jigéen ñi ay jàmbaar lañ bu dul woon jigéen ñi kenn du dem góor bu jigéen taxawul ci wetam rek demoo moo looloo waral ma créé mouvement solidarité éthique et travail 7 bëgg jigéen ñëpp nag laxasu ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi liggéey parce que nag jigéen ñi ay jàmbaar lañ ku leen xool xam ne ay jàmbaar lañ ñu war leen a mun a tëye war leen a fonk war leen a jox seen gëdd lii rek moo ma dugal ci créer mouvement boobu bëgg jigéen avancement jigéen rek bëgg parité bi rek tegu fa mu war a tegu. waaw Aïta dañu ne liggéey bu mu munti doon yàqul dara ci sëy parce que sëy bi moo jiitu lépp jigéen dafa war a togg jigéen dafa war a yàq jigéen dafa war a fóot jigéen dafa war a paase parce que xam nga lu tax nga fekk ma ci dama ko sumb sax bërki démb yeggul ma am gan démb war koo yeggali moo tax nga fekk ma ci rusuma koo def nag parce que bi ngeen ñëwee dama toog di waxtaan ak yéen yeggali ka parce que sëy bi nag moo jiitu lépp te ñu bëgg nag ay doom yu baax bëgg doom yu tekki dañ ne bu ñu bëggee xool ci soxna maam jaara bëgg fas yéene xool ci soxna maam Fall Wade Wele dañuy doon ay jàmbaar yu jigéen te nag le 8 mars bu ñu ko waxee jigéenu jàmbaar yooyoo tax maam Fall Wade Wele ak soxna jaara Buso kon ci ñoom rek lañuy roy nañ doon doxee jéem a xool nu ñuy toppee seen ginnaaw di dox ci seeni tànk ba bu ñu amul li gën it dinañ am li ci sës loolu rek la moo tax nag sëy bi politique bi yàqaluma dara ci ménage bi wax dëgg yàlla maa ngi koy toppatoo ni mu waree. waaw tubaarkàlla ndeysaan dégg ngeen Adja Daba Ndiaye la mu wax moom nee naa léegi sama biir wax
nee naa jàmbaari jigéen moo doon wax jàmbaari jigéen lañ seeti woon dégg ngeen li mu wax tubaarkàlla Daba xàmme nañ ko ci développement tubaarkàlla xam nañ ko ci politique bi gis nañ ba mu demee di dox nee na mu xam ne dañuy utiliser jigéen ñi dafa taxaw jël mouvement am tudd ko solidarité loolu jom la loolu ful la moo koy maye mais am ambition tamit moo koy maye parce que jot na tamit jigéen ñi tamit jël seen wàll si li nga xam ne ni mooy si société bi mais ndombal tànk yi tamit jaadu na bu ñu ne benn góor ne benn jigéen parce que parité bi man ni ma ko gisee dañ ko tudd rek mais dañ ko desee doxal dégg ngeen Daba li mu ci wax kon tamit am nañ kontaan si yow Daba defam nag tamit yemu rek ci politique bi gis nga bi ñu xoolee gis nga di ko moo ndeyu daara yi mu doon gis ngeen boo daara yi li kii diplôme yi ko waa daara yi jox muy jàppale daara yi nag di investir tamit ci daara yi gis ngeen diplôme am yëpp tubaarkàlla te ku na daara tamit ba tey tamit delluwaat rek si bés bi muy bési 8 mars bi ndax ku ne 8 mars nag jigéen kon gis nañ Daba Ndiaye jàmbaate gi mu si am ñu di ko gërëm rek di ko sant tamit ndax ba ñu demee tamit dara jafewuñu kon tubaarkàlla Daba am nañ kontaan si yow di la ñaane yaa na suñu borom fayal la boppam jërëjëf Adja Daba Ndiaye Koundé ba tey tamit yëf yi jeexagul ndax tubaarkàlla yëf yi dafa ala daw me ndax defe naa bi jigéen ñëpp di góorgóorlu tamit jigéeni département de Rufisque tamit desuñu fi jigéeni Mbaaw tamit kenn demul tamit ñu des tubaarkàlla ñu dem seetuwaat beneen jigéen bu jàmbaare tamit comme ni ma ko waxee woon léegi jigéen Adja Mame Binta Cissé comme ni ñu ko waxee ndeysaan muy jigéen ju baax nag di jàmbaare kooku moom laa tuddee talaatay ndeer parce que moom mooy borom talaatay ndeer ndax tubaarkàlla suñu jigéen ñi bañkat yooyu ba ñu ñoree tamit jër leen pour na leen néewal dool dañ dugg sa néeg ba tàkk ba jeex loolu fa la jom yam tubaarkàlla kon moom tamit bu ñëwee tamit sargal suñu jigéen ñooñu loolu dañ ci am kontaan ñu déglu Adja Mame Binta Cissé nag moo wax ju rafet nag wax histoire nag wax fi 8 mars jóge wax nañu tamit lan moo waral mu centré wu talaatay ndeer loolu yëpp dinañ ko déglu lépp di ay xam-xam nag lépp di ay baax ku déglu Adja Mame Binta Cissé lu la réer si 8 mars wala fa mu jóge la fa xew li waral talaatay ndeer bu ñu déglu Adja Mame Binta Cissé moom l'intellectuel bi laa ko tudde tubaarkàlla bu ñu ko dégloo defe naa dinañu wax lépp li nga xam ne moo xew ci talaatay ndeer kon Adja Mame Binta Cissé tubaarkàlla régime bu élément bi pare ñu dem déglu Adja Mame Binta Cissé. asalaamaaleykum mbokku Tëngéej mbokku Mbaaw madame le maire maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal di leen remercier bu baax a baax wax ci 8 mars daf ñuy neex ndax loo xam ne lii ba nga nekkee xale ba tey yaa ngi gis sa ñoom yaay say bàjjan say maam di koy def nga dem jàngi université am fa tamitam li ñuy wax prise de conscience maanaam am na lu ne tilti ci sa xel nga gëstu xool ne daal ne fi nga xam ne fii moom la ñu bëgg jigéen yegg fa il faut que ñu def sunu loxo ci combat bi donc yàgg naa ko feete wax dëgg yàlla 8 mars 8 mars nag man ca la ma ca xamoon ay femmes ouvrières ñoom ñoo jógoon loolu yàgg na dans les années 1917 di xeex ay ñoom Clara Zetkin ñooñu ay européenne lañu ay pays de l'Est ay ñoomin Rosa Luxembourg ñooñu ñëpp di xeex ba ñu déclaré 8 mars journée internationale de la femme muy lu yàgg avant nag 8 mars ñi ko daan dawal fii ci Sénégal moo doon jigéen ñi bokkoon ànd jëf ak jigéen ñi ñu daan wax de la gauche ay ñoom Marie-Angélique Savané teg ay mbootaay yu mel ni yeewi di def 8 mars man dama nekkoon étudiante di jël avion une fois par an di ñëw pour fekkee 8 mars du Sénégal à l'époque c'était à la chambre de commerce ñooñu donc ñun ñooñu un peu nampal ci 8 mars bi ñu koy dox nag wax dëgg yàlla muy am ndànk avancé ndax loo xam ne lii ne dafay am amalgame ci suñu religion di am amalgame ci suñu société te jigéen ñi ñu ne wax dëgg yàlla ñoom rek ñoom mën a soulever ay montagnes te bu ñu seetloo ne bu ñu bëggee soulever am na toujours ay pesanteur am na loo xam ne moom mooy tax ba
fi ñu bëgg a yegg ñun duñ fa yegg saa yi ñu bëggee jóg rek am ñu ne ñu déet am lu ne ñu xaar leen am lu ñu ne diine nangu ko di def amalgame daal ci suñu xeex yi nga xam ne moom la ñuy xeex. donc bu ñu demee di dox di teg ay jéego di teg ay jéego organisation yu bari juddu ñu bari sonnuñu di def 8 mars ba ñu agsi ci en 2010 Ablaye Wade ci finesse am ci intelligence am ak tamit xëy na li mu yàgg nekk opposition xam Sénégal comme pas quelqu'un d'autre moom am na lu mu gisoon ci jigéen ñi xam na ne jigéen ñi lu ñu dugg mu sotti Ablaye Wade woo jigéen ñi waxtaan ak ñoom ba teg la loi sur la parité 2010 balay boobu nag yaakaar naa ne war nañ rendre hommage bu baax jigéen ñi nga xam ne nii ñoom ñoo xeex di teg jéego par jéego chaque 8 mars donte dañ naan 8 mars journée de la femme la pour man journée bu nekk muy 365 jours yi nga wax c'est journée de la femme ndax yow boo xëyee madame la maire yaa ngay lijjanti ndekki pour sa waa kër yaa ngay lijjanti añ yaa ngay lijjanti reer yaa ngay lijjanti jeeg ji nekk ci sa koñ nu ñu toogee de la journée ndax am nañ añ ndax am nañ ndekki ndax am nañu reer yaa nga leen di organiser au-delà de survie alimentaire ba yaa nga leen di organiser ndax ñu ngi nekk ci kuréel boo xam ne mën na leen indil tuuti as tuut développement wala déet waaw donc loolu yaa ngi koy def annuellement tous les jours de l'année que je fais mais nag jour boobu dafay tax ñun ñëpp ñu mën a toog ñu évaluer jéego yi ñu def ci année bi yëpp ndax fuñ ci toll bu ñu waree dolli ñu dolli bu ñu waree dem seeti autorité ñu seeti autorité bu ñu waree dem xooli yenn organisation internationale yi ñu dem xooli yenn organisation internationale yi donc dama yaakaar ne journée boobu au moins loolu lay jariñ du journée Mumbai il faut que jigéen ñi di ci bàyyi xel du journée tàccu fecc warul doon lool de donte mën na ci am parce que fu jigéen ñi toog danañ waxtaan danañ saafoo mais ce n'est pas une journée de mbumbaay de tàccu de sabaru déedéet journée évaluation la war a doon journée boo xam ne bii ne jigéen ñi dañu war a ne fi lañ tegoon suñ tànk diggante daaw 9 mars 2019 ak 8 mars 2020 fan lañ tollu est-ce que am na lu évoluer ci suñu nekkin ci suñu dund ci suñu développement est-ce que am na lu yokku bu amee lu wàññeeku fan la wàññeekoo ñu dem dindi frein yooyu pour que di déboucher daal maanaam pour que jigéen ñooñu mën a defar su fekkee ne am na lu yokku tam ñu ne jaajëf ki tax mu yokku mais ñun ñu continuer tegaat yeneen jalon parce que kat liggéeyuluñ suñu bopp 8 mars yi ñuy def nii defuñu ko pour suñu bopp dañ koy def pour les générations futures dañ koy def pour suñu doom yi dañ koy def pour suñu sët yi di ñëw dafa am loo xam ne lii ne ñun la war parce que am nañu ko doon def avant donc ñun fi ñu teg suñu tànk dañ ko war a yokku pour que 8 mars yi di ñëw xale yi gën a autonome gën a participer ci développement wu dëkk bi parce que foofu lañ ñuy xaar ñun de fekkewuñ ko mais heureusement historien am na njëriñ ci dëkk ndax am nañ fi nag wax dëgg yàlla ay jàmbaar am nañ fi kuñ doon wax Anta Madjiguène Ndiaye bu mu demee Amérique ñu koy wax Anna Kingsley waaw Anta Madjiguène Ndiaye boobu Jolof la jóge woon mu jaar Tëngéej fii ñuy wax place Gabar nii fii lañ ko jënde fi la jaar pour dem Amérique ba mu demee Amérique ka ko jëndoon mu doon xam naa jigéen ju taaru macha allah maître moom moo ko mujj takk ba mu ko takkee mu tudd Anna Kingsley mu jàmbaare ba nga xam ne liñ ci mën a wax daal mooy ne ba jëkkëram nelawee tubaab yi ne dañuy nangu plantation ba ca moom dafa xeex ba moom plantation non seulement moom plantation mais yar ay doomam tamit ci développement ci autonomisation de la femme ba su ma juumulee yaakaar naa ne benn ci sëtam yi moo njëkk a doon pilote bu jigéen aux États-Unis te kooku fii la jóge ci ñun 8 mars combat jigéen ñi la niveau international
mais madame le maire 7 mars l'histoire dafa coïncider 7 mars 1820 am ay jigéen ci histoire du Sénégal yu dëkk fi ñuy wax ni fi mu ne nii la commune de Gnith GNITH Falandeer nekkoon foofu ay jigéen dañ fa wane njàmbaarte gi mooy lan ba xeex ba taree entre ñoom ak moor yi tubaab yi yónnee woon lépp ci mbirum colonisation jigéen yooyu elles ont accepté de se sacrifier pour bañ ñaar ñu yóbbu leen en esclavage comme Anta Ma Jigéen Njaay wala ñu sàkku leen maanaam ñu violer leen donc yooyu jigéen yàlla def na ne ren mooy bicentenaire bi muy bicentenaire de Talatay Nder yaakaar naa ne dañ leen war a sargal li tax nag ma bëgg di leen di sargal du dara lu dul boo jàngee di gëstu ñu ne la 8 mars jigéen ñee ko moom yow nga doon jigéen considéré wu comme sa bopp nga ci loolu nga bokk ngay gëstu di gëstu ba xam ne am na lu xewoon sa dëkk ci période boobu waaye ma ne boobu sunu bos la soxlaatul ñuy dem di seeti leneen 8 mars c'est international wante 7 mars ak 8 mars dafa jegeñ ñun nag ñuy sëkkandiku foofu rek di ne ñun dañu bëgg sensibiliser le maximum de femmes ak autorités yi pour que journée boobu ñu def plaidoyer pour mu doon une journée nationale de la femme au Sénégal te loolu moo war a am loolu moom mooy dëgg buñ ko defee def nañ lu baax buñ ko defulee war nañu góorgóorlu pour def de la même manière que Abdoulaye Wade avait senti impact bi loi de la parité di am au niveau des femmes de la même manière le président de la République Macky Sall war na sentir impact bi muy am moom bu jëlee décision ne Talatay Nder le 7 mars war na doon journée nationale de la femme. Cette année Talatay Nder dañu fas yéene sargal ñaari normalienne kenn ki mu ngi tudd madame Dieng Safiatou Dramé kenn ki mu ngi tudd madame Niang Fatou Samb Safiatou Dramé ñëpp xam nañ ko moom mooy présidentu association action sociale nekk vice-présidente FAFS la fédération des associations féminines du Sénégal mu am jaar-jaar bu riche Tëngéej keneen ki di jabaru Omar Samb bi nekk fii waa Tëngéej xam nañu Omar Samb elle fut directrice d'école et nekk normalienne ñaar ñooñu ren lañ jël def leen comme modèle pour que xale yi gën a góorgóorlu 8 mars bi nag li ma ci mën a wax ci mot de la fin mooy gën a ñaax suñu mbokk jigéen ñi jarul sax ñuy def xumbaay li ma ko waxee même dajale 10 personnes 15 personnes 20 personnes 30 personnes toog def bilan ba tey mën na nekk donte avec la nouvelle situation que traverse le pays et je veux dire que au président de la République nous sommes de tout cœur avec moom et avec le peuple sénégalais. waaw dégg nga léegi li ma waxoon sa Adja Mame Binta defe naa ne jëf moom borom rek lay tolloon te bés tamit borom lay tolloon defe naa ne wax naa ci moom léegi si ni mu doonee jàmbaari Talatay Nder tubaarkàlla muy jàmbaar léegi waa Régie bu élément boobu paree bi nga xam ne moom lañ defoon la seet muy Talatay Nder ñu dem déglu ko ñëwaat. mbete sanga joolam bane joom jombo waram pulo sipi gayini pulo umako hoten misalati mi wawuma hade mambi sede gasni ñaanam de ko hobe pulo ko tande dal ko tudu sama ngari jama sumane tudu sama ngari jama Khady Sall
wuy sëb maam bi nekk alay na sëriñ sa baay directeur imprimerie nationale bi dem na mi ñaani jooy waaye ay jigéen di mën ko kon naa ma wala bañ na ku leen tooñ kay jiin ma bi te jigéen wala mooy ñoom dañu boole dugg ci nekk taal ko moo wala talaatay weer ñu ngi naan mais en femme naka yàlla nga mën moo ñëpp dem nañu waaye seen pour dootul fay kon jàmbari jigéen a ngi nii ma bi waaye Ismaïla Madior Fall mi lay bëgg a way ni nga mën a mel yàq jom ba dafa ñaaw dundal dundal tey ma wax la ni nga bokk ak maam Bu Kunta ma ca Njaasaan ndax sa maam nee na boy doom moom lañu dëkk maam Bu Kunta Njaasaan moom te soxna la la Kunta buri wëpp maam mu dem ndaam sëriñ moom bi ci ndaam ngay dem Nder en action bi lu am solo la parce que dafa nekk loo xamante ni jëlewuñu ko bitim réew jëlewuñu ko ci nasaraani suñu histoire bopp la Nder en Flamme fii la am ci Sénégal fii la am ci Waalo ay jigéen yoo xamante ni dañu bañoon ku leen souiller bañoon ku leen humilier bañoon ku leen déshonorer moo taxoon ñu xaru donc loolu nag dafa nekk loo xamante ni su nekkee ci suñu histoire dafa am solo boo xamante ni ñun ñoo ko war a mandargaal ñun ñoo ko war a boole ci suñu calendrier historique boole ko ci suñu calendrier culturel boole ko suñu calendrier républicain ba nga xamante ni ñuy féete feneen 8 mars am na solo ndax mooy journée internationale des droits de la femme waaye ñun nag ñu yokk ci Sénégal di féete le 7 mars donc événement la boo xamante ni dafa am solo jàngat bu ñu ci mën jàngat nag mooy dafa nekk loo xamante ni ci droit wu jigéen ak yelleefu jigéen parce que jigéen dafa am solo société bu nekk nga jox jigéen ñi seen ak yelleef parce que jigéen ñi soo leen joxee seen ak yelleef ci la ñuy mën a contribuer ci développement bi waaye dëkk boo xamante ne ay góor rek ñoo koy liggéey du avancer dëkk pour mu avancer góor ak jigéen ñoo koy ŋànkandoo liggéeyandoo ko jigéen ñi nag pour ñu mën a am taxawaay boobu dañ leen di jox lépp loo xamante ni seen i droit la Sénégal nag gis nañ ne def nañu ay progrès yu am solo ci droit wu jigéen yu am solo mun nañu citer rek benn bu am solo mooy tey parité Sénégal ngay ñëw ci dëkk boo xamante ni ci monde bi am na parité absolue homme-femme dans les assemblées représentatives et semi-représentatives semi-électives waaye des na am na yu bëri yoo xamante ni ba léegi mën nañ ci defaat ay jéego pour gën a yokk ak yelleefu. Beaucoup d'émotions parce que voilà 200 ans que des braves femmes ont accepté de se sacrifier pour que nous, cette génération, puissions nous exprimer librement et avoir notre dignité.
Donc c'est ça l'émotion, ça n'est certainement pas de la tristesse parce que grâce à ces femmes-là, on arrive à perpétuer leur mémoire et c'est chaque année avec une grande fierté, en tout cas que je participe à cet événement-là, que je l'organise et je pense que voilà, le 7 mars c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, mais il faut que les femmes aussi comprennent quel est le sens du 7 mars et comme on dit en wolof kuy wàlliwaan sa dëkk moo tëggul. Je pense que le 8 mars, chaque année, nous l'avons célébré en tant que femmes parce que nous croyons aux droits des femmes. Et le 7 mars 1820, il se trouve que des femmes se sont sacrifiées. Donc je pense qu'il est de notre devoir, il est de notre responsabilité d'œuvrer pour que cette journée-là devienne une journée nationale. En tout cas, c'est le sens fort de notre implication et rappeler, apprendre aux générations présentes c'est quoi Talaatay Nder, parce que moi je pense qu'il y a 25 ans, personne ne parlait de Talaatay Nder. Maintenant, c'est dans les agendas. On va y arriver un jour. Et moi, j'interpelle son Excellence, le président Macky Sall, comme il a eu à rendre vrai la loi sur la parité, comme il a eu à voter une loi qui criminalise le viol et la pédophilie. Je pense que nous l'implorons en tout cas pour qu'il fasse de cette journée du 7 mars une journée, comme on dit, très importante et une journée nationale de la femme au Sénégal. waaw loolu la ñu leen jëlaloon si Talaatay Nder bi tubaarkàlla defe naa ne ku ko ñi ko déglu ñi ko seetaan tamit am nañ ci kontaante ndax tubaarkàlla tamit lasgam Talaatay Nder defe naa ku ko sargal suñu jigéen nga si sargal Adja Mame Binta Cissé bàyyi na leen xel gis nga bés bu rëy bi mu leen defar tey ak ni mu leen honoré defe naa ni ku ko gis tamit tubaarkàlla di nga ci kontaan ndax ku sagal jigéen sagal nga waa àdduna kon Adja Mame Binta Cissé jërëjëf. waaw ba tey tamit dañu tàllal tamit sunu micro jigéen yu jàmbaare di madame Dieye di madame le maire tubaarkàlla macha allah conseillère municipal Rufisque Ouest ñu déglu na tamit lii lañ fa jëlee. waaw maa ngi leen di fay waa Rufisque Mbao TV maa ngi leen di sant di leen remercier ci déplacement bi ngeen def ak choix bi ngeen porté ci man pour ma wax ci 8 mars bi. 8 mars moom ni ma ko dundee damay wax tout d'abord dañuy sant yàlla bu baax bi ñu mayee ñu koy féete di wax ni. nekk na loo xam ne journée la boo xam ne dañ ko jàpp journée pour jigéen ñi mais dañuy jël sargal bi ci sargal jigéen ñi di ko dara jàll ñi nga xam ne ñooy pàpp yi ñooy nijaay yi ñooy borom kër yi ñooy doom yi parce que sans ñoom ñun duñu nekk dara. damay wax ne en tant que jigéen en tant que yaay boo déggee ne ñu ngi maltraité doomu aadama dina la metti parce que nekk na loo xam ne. lu ñu war a xeex la si fi nga xam ne foofu la ñu toll ndax jamono bi nit fi mu toll rek war nga fonk sa bopp fonk sa morom ba tax yow waroo def loo xam ne dafay dafay indi ñaawteef néewal doole jigéen yaakaar naa ne loolu ñi nga xam ne dañu yëkkati actes yooyu di ko def dafa am seen xel dafa am foo xam ne yeggu fa parce que bu ñu gëstu woon tuuti nañ xam ne jigéen lu waaye man yaakaar naa loxo jigéen mu ngi ci ndax booy doon ndaw ñu lay tette ba fi ngay yegsi c'est parce que jigéen moo la doon tette moo doon sonn si yow te fu ko nit nekk rek muy góor muy jigéen mooy nekk bi nga xam ne mooy palier bi si moom ngay wéeru si moom ngay sukkandiku pour mën a yegg fenn fi kon mën naa jàpp ne ñoo nga xam ne dañuy nekk di suufeel jigéen xëj na seen xel dafa matul wala am nañ ay problèmes yoo xam ne ñun suñu société war nañ xoolaat suñu bopp ba nga xam ne nit ñoo ñuy def loolu war nañ xool lan moo waral lii tey parce que loo xam ne warul ma am bu amee war nañ jéem a gëstuwaat ci ginnaaw xool loolu lan moo ko wund suñu xalaat ci jigéen ñooñu ak suñu yéene moo di ne bés bi dañuy wax ne 8 mars dañ ko jaar sargali jigéen ñi mais man mën naa wax ne jigéen ñi journée yëpp ñoom ñoo ko moom
parce que ku fi am bés tey ba koy feetu wala nga ciy ndamu nga ciy titulu jigéen moo tax jigéen ñooñu nga xam ne dañoo nekk ci waar bi ñoom nañu jàpp seen bopp ne du ñoom la ñuy feetal ñoom ñoo war a feetal seen bopp parce que ñoom ñoo moom jaajëf ji ñoom bi journée bi kenn mënu leen see génne du ne nit ki tey day dem tool wala day dem defi leneen kooku feetewul journée 8 mars au contraire ki nga xam ne daf ko ci fekk ci activité am mu nekk si di si yëngatu kooku mën nañ wax ne mu ngay sagal boppam sa la nga xam ne sa la nekk te jigéen ñi comme ni ma koy waxee bu ñu jëlee bu ñu jàppee jigéen ak cëram bi mu am bi ko lislaam may xam nañ ne jigéen am na fa cër bu am solo jigéen si suñu société ñun Sénégal am nañ valeur am nañ cër boo xam ne vraiment ku ñu xool di nga ñu respecté du nga ñu naw si lépp ñu nekk ay jàmbaar lool nangoo liggéey fonk suñu ay njaboot loolu xam naa ne jigéen ñëpp ñoo ko bokk c'est un commun des femmes. waaw laal nga ma ci point boo xam ne yaakaar naa ñun ñëpp en tant que jigéen ku si nekk koo xam ne da nga am activité boo xam ne bokkul ak sa activité bi nga xam ne mooy sa activité principale muy sa kër yaakaar naa ne booy jóg di dem nit ñi dinañ jaaxle si moom nan lay yore këram ndax kuy génn sa kër 8 heures avant 8 heures ngay génne booy dugg 18 heures passé na boo gàttee xel di nga ne kii amaana toppatoowul këram wante yaakaar naa kër du présence bi rek moo koy toppatoo donte présence bi am na solo suñu bët ñu dañ koy teg si lépp dañuy teg suñu bët si njaboot gi dañuy toppatoo suñuy borom kër dañuy xool lu ñuy lekk dañuy xool lu ñuy naan di xool seen lépp yàlla mu ngi ñuy suturaal nag en tant que jigéen ñuy dem ak a ñëw wante tam yàlla mu ngi ñuy suturaal ba mën nañu gérer suñu ay kër gérer suñu liggéey te macha allah daal ça fait plus de 20 ans ku koy gérer sa kër te macha allah kenn déggul dara lu ñaaw loolu tam dañu wax ne sutura yàlla rek ak nekk ak ay góor ñu baax ñoo xam ne tam vraiment comprendre nañ évolution société bi dem nañ ba xam ne jigéen place am du ne dañ koy tëj ci kër gi rek jigéen dafa war a jóg jigéen day jóg loolu moom jógu jigéen du jóg pour tekki buumu njaam mais jóg pour wane na kii ñu toogal am na lu mu man te yaakaar naa ne poste boo dem tey wala foo dem boo fa fekkee jigéen di nga ko nawloo si li muy liggéey di nga ko nawloo si ni muy doxale ndax dañoo jàmbaare lool macha allah mu nekk une occasion boo xam ne dañ fiy profité di ci gën a sargal jigéen ñi di si jëmmaal ñoom seen taxawaay ci askan bi seen participation société bi lépp lu dox rek mën naa ne loxo jigéen mu ngi ci biir yaakaar naa ne amul jigéen bu gëmul ne jigéen mën na doxal ndax jigéen boo ko jëlee déjà ci cadre bi nga koy njëkk identifier muy biir këram mën nañu wax ne kër yi jigéen ñi ñoo koy doxal neew ñu góor ñi defuñu dara wante nag jigéen ñi ñooy machine bi nga xam ne mooy tax kër di fonctionner jigéen ñi ñoo yor njaboot yi jigéen ñi ñoo yor borom kër yi jigéen ñi ñoo yor kër gi yorin bi nag buñ koy dégg jigéen di taxaw naan ñun ñooy def nangam bu ñu gàttee xel mën nañ foog ne jigéen ñi dafa bëgg accaparer wu ci rôle yi nga xam ne góor daf ko yoroon mais ba tey ñun jëluñu wàllu góor mais góor daf ñuy cëral ci la mu yoroon boole ñun suñu pas-pas ñu doxalin googu moo tax ñu jàpp ne amul jigéen bu sañ a taxaw wala taxaw ne man bokkuma man ànduma ci jigéen mooy doxal réew bi développement ensemble la mënoo jël benn ay pàcc nga def ko ay pàcc dafa nekk pàcc yu bari ñu boole ko ensemble boobu nag li koy doxal mooy lépp suudeendoo ku nekk si wàll ba nga toll nga bay fa sa waa def fa sa kemtu lay kantan te dañu jàpp ne apport bi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy am société bi apport bu am solo la te yaakaar naa ne loolu moom ñëpp gis nañ ko. très bien ñu ñëw ci wàllu éducation njàngoom jigéen ñi noo ko gis. man yaakaar naa ne njàngum jigéen ñi moom bu mën a laan ni ma koy gisee dama na laan lu ñu war a gën a encourager la te ñun dañuy jàpp ni région de Dakar bi nga xam ne fi la ñu nekk ñun région de Dakar bi ñu nekk jigéen ñi yàgg nañ leen di yóbbu école yàgg nañ di yóbbu seen njaboot yi ñuy dem école te ñun dañuy dox ci loolu parce que bu fekkoon ne yàlla def na jigéen bu jàng ci biir kër day nekk ki nga xam ne ci biir kër gi day mën a suivre ay doomam day mën a veiller ci éducation ay doomam
daf leen di mën a orienter si ñoom fan lañ war a jëm parce que au moins yow di nga am expérience si loo dund sa doom du la mën a nax si li muy choix yi muy def sa doom du la mën a nax si dara parce que yow di nga xam tey yoon bi nga koy teg parce que yow amaana jaaroon nga fa ñun yàlla def na amoon nañ ay waajur yoo xam ne jànguñu woon mais mënuñu woon xam sax moment yooyu ñu suñu waajur doon wax doon toppatoo pour ñu jàng ne ñoom amuñu benn niveau bi tellement pour wan la rek ne jigéen ñi si wàll bu ñu nekk rek ñu ngi bëgg a niveau boo toll boo sañoon sa doom dafay ñëw à un niveau supérieur ba nga xam ne même suñu yaay yi bu ñu nekkoon ak ñoom si biir kër yi du ñu xam ne sax ñoom jànguñu parce que ñoom tellement dañ la naan jëlal sa kaye boo ne mokkal naa ñu ne demal nga jàngaat boo ne mokkal naa ñu ne jàngaatal andi ma téyal la ngay resté te ki lay xoolal téyal sa kaye mënul sax lire mais doo comprendre parce que yaa ngi boole respect bi nga respecté sa waajur ak fonk ñoom liñ lay defloo ba yow da nga doon dem ba jeex doo xam ne sama yaay ji may jàngaloo jàngul lu yàlla mayee chance nga jàng plus la parce que da ngay dabu sa doom yi da nga leen di encadrer da nga leen di jàppale loolu yëpp bonus la ci kër gi enseignement wu jigéen bonus la message bi may lancé dama koy lancé jigéen ñi di ko jaarale ci feebar bi nga xam ne yàlla def na mu wàcc ci àddina bi yëpp laay wax mu nekk feebar boo xam ne mën nañu wax ne balaa la mais itam ñu ñaan yàlla mi nga xam ne moo ko wàcc yàlla na si yàlla musal Sénégal musal si njaboot yëpp ndax ñun suñu société composé wu na noo xam ne bu fi duggee mën na metti yàlla bu mu fi dugg parce que dañuy duggante dañu am ay valeur mooy dañuy jàppalante di demalante di njëwalante am ni ñuy doxale te suñu doxalin amaana ñu doowul wax doxalin boo xam ne bu ñu ko toppee lu mel noonu bu duggee si dëkk bi day lor yàlla na ko yàlla daa xam bu mu dugg Sénégal yàlla na ko fi yàlla yemal ba fu mu am na fa yem ñuy wax ne en tant que mère de famille en tant que responsable nekk fii comme femme de développement di yëngu di wax dañuy wax ni nañu jàppalante ñu jàppoo pour mën a xeex li nga xam ne mooy coronavirus bi ñëw ci Sénégal ba mu am doole fii madame Ndiaye de mën naa wax ne benn jaamu yàlla la muy nekk ci këram di fi bay waaram yàlla boole ma ak góor gu baax bu ñu naan Alaaji Maguette ma nekk ak moom depuis près de 24 ans 25 ans maa ngi nekk ak moom yàlla boole ñu yàlla def nag yàlla mooy def loolu yàlla boole ma ñaar nit la ma yàlla booleel ci politique yàlla boole ma ak ku ñu naan monsieur le maire Alioune Mar ma ànd ak moom depuis 98 ñu ànd di cheminer ensemble mu ñuy dolli xalaat mu ñuy xelal duñu teg si yoon duñu jàppale ñu nekk ci ay ndaw ci ay tànkam di jàng mënuñu dara xamuñu lu bari tam mais am nañ yéene pour Tëngéej am nañ yéene yàlla loolu moo dogal tax xëj na ak waa Jokkul ñu dëkkal ak suñu dëkkandoo yi ñu def yàlla def ñu nekk conseillère municipal bu ñu ko doonee itam jàpp nañ ne dañoo nekk ndaw waa dëkk bi ñu ngi wax suñu kantulay kàttan di bëgg ko taxawee nag mate ko ndax pal dafa diis buñ la falul lay doo comprendre mais buñ la falee di nga xam ne fal dafa diis yaakaar tam dafa metti dégg ngeen madame Dieye lii lañ fa jële dégg ngeen nag wax na nag wax bu am solo tubaarkàlla ndax moom waxam li ko gën a metti mooy jigéen ñi ñu ngi leen di maltraité mooy loo xam ne lu mu déploré la te muy point bu am solo boo xam ne ñu war nañ ci bàyyi xel jigéen ñi na gën a xamaat boppam jigéen na gën a fulalaat boppam tubaarkàlla comme ñu ngi ci yoon wi waaye dali na paaka lu mu ñëw rek dañ koy daasaat te tubaarkàlla madame Dieye daasaat na paaka bi moom it ñu koy gërëm di ko sant ndax waxtaan bu am solo la ñu seqoon ak moom waaye tamit lu nuyoo tamit day tàggoo ñoo ñu bëgg nekk nag si njeextalu émission bi di am kontaante nag si ay jigéenu jàmbaar ku mel ni Adja Astou Ba au conseil collectivité territoriale la bokk moom it muy jàmbaari jigéen tamit di jàppale jigéen ñi moom tamit ñu koy wax ne ñu ngi koy sargal si bés bi nga xam naa ne fu mu mën a nekk tamit mu nga ñuy déglu dañu seetaan waaye moom tamit loxoom xelam mësu jóge si jigéen ñi ku mel ni tamit Adja Aminta Lo
di astaché tamit moom it jàmbaaru jigéen la ba fi ñu toog ni le 8 bi tey mu nga tamit laa nga tamit tubaarkàlla di taral jigéenu Sébikotane kon moom tamit ñu ngi koy sargal di bis bi di sargal nag ñi nga xam ne nii ku mel ni nag Fañ Adja Fañ Ñang maa ngi koy sargal si bis bi di sargal tamit Adja Fat Diallo Faye du ma ko fàtte ñun ñi nga xam ne nii tamit ñoo àndu di liggéey bi ñu ngi ciy gërëm tamit ku mel ni tamit Adja Daba Sarr Ndeye Fatou Niass du ma leen fàtte di wax ne daal Adja Ndeye Coro yéen ñi ñu ngi leen di sargal si bésu le 8 mars bi nga xam ne mooy bés bu mag bi di bésu teraanga jigéen ñi ñu di sargal jàmbaar yi mais sargal nañ nag waa àdduna nag sargal waa Sénégal mais ñu ngi sargal jigéenu Tëngéej mais jigéenu Mbaaw tamit kenn demul ngeen des ñun daal ñu ngi gërëm ñëpp te sant ñoom nag ñoo am ay càmmeñ ñu baax tamit ñu nekk ci dëkk bi tamit yërëm jigéen di leen jàppale ku su mel ni honorable Souleymane Ndoye tamit ak a jàmbaar si jigéen ñi ku mel ni Ismaïla Madior ministre tamit jàmbaaru jigéen la tubaarkàlla ñu ngi tëral jigéen ñi mais duma wax ba fàtte tamit di fàtte sunu maire sunu papa Daouda Niang moom tamit jàmbaar la di gërëm tamit maam Omar Mané tubaarkàlla mais tamit ki nga xam ne nii nag mooy Obama bu Mbaaw monsieur le maire yow jàmbaar nga yow nga sagal lébu yi keroog duma ko fàtte ba nu ñëwee nga organiser rawante gaal bu rëy delloo ko njukkal lébu yi dama ne tubaarkàlla bis boobu ba léegi kuy waxtaan da ciy wax kon yow tamit gis na sa taxawaay ci Mbaaw gis na ni nga jàppalee Mbaaw kon yow tamit ñu ngi ñaan yàlla na suñu borom fayal la boppam di wax ne tamit ba tey tamit ku mel ni tamit Mamadou Sy kenn amul fayam ndax Mamadou Sy nee naa dafa dugg moom it wàcciwul APS bi nekk ci rang mu ci kaw APS bi ñu di ko dégg ci développement ñu di ko dégg si muy jàppale jigéen ñi fii ku fi jàppale jigéen ñi tey dañ lay sargal loolu tamit defe naa ne Mamadou Sy xam nañ ne jàpp nga bés pour sargal jigéen ñi tubaarkàlla pour teral leen te yow xaaral ba bés bi jot tey nga di leen sargal di leen teral kon yow Mamadou Sy tamit ñu ngi lay gërëm di la sant ndax ñun ku nu sagar rek ñu safoo la yow it amuñu sa fay di wax ci kaw loolu tamit defe naa ne 8 mars tey yii li tax waxtaan bi gën a te am solo déglu bi gën a neex moo dina tey ku nekk xam ne ne feebar dafi am président wàcc décret boo xam ne nii mooy dafa dañu wan waa Sénégal ka daal métti bi ñëpp a ko bokk moo tax ku organisé woon 8 mars da nga ko tëral ba ci comité lébu yi nga xam ne ni maa ngi leen di gërëm au passage di gërëm président bi Maodo Ngom nga xam ne moom it jàmbaar la tamit mu tànnoon bés pour a def ci sargal jigéen ñi mais lii ñëw tamit jaam ak pexeem yàlla ak dogalam suñu borom ni la ko dogalee waaye moom it tamit duñ ko fàtte tamit ndax moom it jàmbaar la si jigéen ñi ñu di ko gërëm di ko sant di wax ne gërëm nañu àdduna nag kontaan nañ si waa Sénégal kontaan nañ ci waa àdduna feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna gi yëpp ba mu ñëwee Sénégal tubarkalla daf ñu tisati dem yoonam ndax loolu li ko waral ay mag yu baax a fi ne yor seeni kurus cer réew mi yor seeni kurus di ñaan kon sunu mag ñooñu nga xam ne mooy kilifa aada yi kilifa cosaan yi yàlla nañ fi yàgg tamit ndax di dem ku ne Sénégal ne jàmm jooj bu ñu ko amee tamit sunu mag ñi ñoo nekk si sa ba farankolaay si basañ yi di fi ñaan jàmm kon yàlla na fi jàmm ji sax di wax ne ñu ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp waaye mënumaa gërëm nag ba daanee nag te gërëm ma ki nga xam ne ni moo ma solal ndax dama ko ne damay tourné émission maa waa RMD mu daal di maa yóotu na daggal ma gesneer bu rafet bi na ma solo koo koy bàyyi laay du booy dàngu moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant naa jàppale ci bés bi ki nga xam ne ni la moo ma maquillé muy Adja Ayta Sëy madame Ndiaye yow tamit yaa jaar fii dama ne tubaarkàlla daal avec la RMD tout est possible yal na yàlla def jàmm def xéewal def sutura tasaare ko ci àdduna bi ci barka